Salaamaaleykum sama gars yi, it's your boy Ring Say aka Maze aka MC Mafé. What's good? Yo, sànq defoon nañu réaction ci clip Mine bu Akhlou Brick bi. Donc actuellement dañuy xool Popcorn. Donc sama gars yi sans plus tarder dañuy xool le clip def suñu réaction joxe suñu impression, so let's go nañ dem. Popcorn. Yo. Voilà. Canal Olympia. Cinéma bi la. bu doon ku ne sa life dañuy dawal tey cinéma ku gis sa série di nga xool si pet bañ sa jëf fi ne fang li ma gis wax ko def ko ak fi mu dëgg sama tànk yàlla ngi def sutura si man mënoo ko xam Popcorn bi man kese. Yo, le truc il commence bien ça muy commencé par lu yéeme bro. Ça muy wax ni bu fekkoon sa life la ñuy play ci cinéma, tu vois nga gis CD bi di nga ko jël xoos ko nantement xoos ko ci pet. Parce que dafa am loo xamante ni bro reye ko yàq ko quoi, dafa am loo xamante ne sa life da nga koy dund, tu vois wala da nga ko def buggoo kenn xamal la ko, tu vois loolu yow kese la yow yaa ko xam ak yàlla mi la tiim, tu vois. Mais aussi mu ngi wax que ni carrément tant que yàlla mu ngi suturaal nit ñi rek alhamdulilah, parce que su yàlla nekkul woon di suturaal nit ñi saay dina am ñu bëri ñu dem xaru parce que tellement affaire yi nga def mooy loolu noonu. Donc sant. si cinéma yi seeraan sama film jëf moo ne nii man kase fi ne film nekk yàlla mi ma tiim tuddal ma diw ak diw mi la takkal te du niin faaw yàlla xaawi lim denc nga gis diw dootu mën a miim yaa ñi gëm ni rax bro hey lii couronne la sol nii couronne kii bro le clip là je pense que ça day mujj nekk un truc spirituel bro. Day mujj nekk un truc spirituel, c'est obligé, tu vois. C'est obligé parce que ça maa ngi soo comprendre pourquoi ñu tuddee ko Popcorn, parce que Popcorn comme ni ngay toogee cinéma di seetaan film muy dërilaw du neex nga koy xool. Je pense que en fait lii dalay fikarloo ci sa life quoi, dalay delloo ci sa bopp nga xoolaat yow li nga def sa life, ce que tu as fait, say erreur say ñaawteef ak say ayib yooyu noonu yépp bu ko defee yow nga mën a def introspection mën a defarwaat toog, tu vois loolu lay gën a firndeel. Mais mu ngi wax aussi lu yéeme mu ngi naan diw takkal la diw ak diw te ñoom du ñu takk, tu vois te ñoom du ñu takk te ñoom du ñu niin, tu vois maanaam ñoom du ñu takk boobu mooy ñi nga xam te ne ci àdduna bi maanaam mun nañ nekk sa ginnaaw di yàq sa der wala di def yëfu soxor, tu vois bu ñëwee sa kanam reetaan suñu tournée mooy un peu les hypocrites, tu vois ñi nga xam te ne ils font les langues de pute en même temps. Mais tey seen loolu bi yàlla neex parce que bu yàlla bu ko neexoon mu wéy ñun ñëpp ba ku nekk tëj gémminam wala miim du mënati miim quoi maanaam noppi. waaw yàlla xaawi lim denc nga gis diw dootu mën a miim yaa ñi gëm ni rasul dee nañoo gën a triste li tax mënoo xam Jésus parce que yaa tuddee lëndëm Christ Iblis doon buur ci jamono bro non bro yo boy ndaanaan mais bro pourquoi waxuma son bi gain son wu mbirum spiritualité la gain souvent en fait dañuy bañ di réagir ci son yi nii parce que c'est un peu spirituel comme son un peu bu Milka génnoon bu mujj bi, tu vois. C'est un peu attiré avec la religion te religion dafa loo xam ne ñun bu ñu koy dund dañ koy dund personnellement mu doon loo xamante ni ñun la, tu vois maanaam du loo xam te dañ koy wane wala di ko jéem a forcer nit ñi wala am dara lu ñuy jaay quoi, tu vois moo tax généralement dañuy bañ di réagir ci genre son yi nii mais comme ñoo nañ ba fi à ce niveau nañ dem rek mais ça mu ngi wax lu yéew mu ngi ne carrément. li tax mënoo xam Jésus parce que yaa tuddee lëndëm Christ. lu tax mënoo xam Jésus parce que yaa tuddee lëndëm Christ Sénégal boo nee dafa la lëndëm Christ xam nga Jésus Christ en même temps te yonent yàlla Isa en fait dafa yéeme maanaam boo duggee ci ñi nga xam te ne ñi woowee góor yàlla ñi laa leer, tu vois wala ñi woowee Henri fii tout dafa am lu bëri lu muy teg parce que dañu ne yonent yàlla Isa leer la, tu vois c'est la lumière en même temps dafa am lu bëri lu mu ëmb foofu noonu mbóot la xam nga moom mi doon wax carrément maa ngi dem mais dinaa ñëwaat mais kañ lay ñëw ak bu ñëwee ban melokaan lay àndal ndax ñëwul ba pare. Donc ay question la yoo xamante ni bëgguñ ci xuus mais lu jaral laaj la mais mu ngi ne aussi tamit ñi gëm ni rasul maanaam nekkatu fi ñoo gën a triste parce que rasul boobu ñuy wax leer la maanaam aussi te bu ñu nee rasul suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam la ñuy wax te yonent ñoom dañ amoon benn mission boo xamante ne maanaam dañ ñëwoon pour teg jaami ci yoon
am lu ñu andi am lu ñu ñëwoon pour dénkuñu tu vois maanaam siraatal mustaqim yoon bu baax ak gëm yàlla tu vois donc naam jëmm ji nekkatu fi dem na mais am na ñoo xamante ne ba tey ñoom ñu ngi dox ci mission boobu noonu ñu ngi jël ay jaam di leen tarbiya di leen teg si yoon donc ñooñu ñoo jar a laaj ñan la ak aussi lijjante leen donc gën na yaatu foofu noonu nag mais pour bañ a xuus noonu lañ ko mën a def ba ku nekk mën a comprendre un peu lu mu doon lan la quoi. Iblis doon buur ci jamono biñ salmalee timis borom ñaari bët yëpp gumba borom benn bët di gis fii ak fee ak fa ñu jëm fu jëm dul dekkiru jëfaru jëmam yoneen moo bro yo hey gars yi they know something gars yi am na lu ñu xam quoi am na lu ñu xam parce que kàddu yi ñuy wax dafa deep je sais pas si après du ñu bëri dañu mën a comprendre gars yi souvent li ñuy expliquer nii parce que mu ngi ne bu ñu sëlmalee timis Iblis doon maanaam boss bi quoi tu vas diriger borom ñaari bët du gis borom benn bët rek mooy gis borom benn bët boobu noonu ça dépend mun na nekk tey ji benn dajaal nga xam te ne moom la ñu woowee l'antéchrist wala mun na doon aussi triangle bi tu vois dangay bañ wax tur bi nii parce que YouTube mooy loolu noonu donc ñooñu ak seen ñaawteef yi ñuy def dugal jàpp nit ñi borom ñaari bët yi doomu aadama yi dugal leen ci ay yoo xam te ne mooy loolu noonu nga ay affaire yu sombre mun na doon loolu noonu aussi en même temps tu vois yow c'est bët di gis fii ak fee ak fa ñu jëm fu jëm dul dekkiru jëfaru jëmam yoneen moo njëkk a gis moo tax moo njëkk a jébbalu lan nga ban nga law safarang ndox fii ak fee fu jëmadul dekki bro xam nga souvent gars yi dañuy wax que ni da ngay gis ku am doom ñu ne ah moom de am na ku ganee si àdduna boog mais am nañ gan ngay dem di dellu maanaam wàcc àdduna ñu ne carrément moom de dellu na ci Yàlla wala gars yi ne la inna lillahi wa inna ilayhi rajiun donc loolu yëpp en fait dafa am lu muy tekki boo ñëwee fii fan nga jóge woon ak boo demee fan nga jëm aussi donc ay question la yoo xam ne kenn ku si nekk war na mën a poser question am na suñu wax que ni carrément si nii suñu yonanti maanaam expliquer nii lu mu teg foofu noonu carrément foofu noonu lu jara laaj la parce que dafa am mbóot te kàddu gi parfois day dem ba nuru kàddu dof lu Gaston doon wax quoi day dem ba mel ni waxu dof waaye tant que doxoo sa bopp bañ la tajaliyaat carrément pour nga dégg ko da lay métti trop da ngeen di laaj carrément ñi nga xamante ne ñoom ay enrif la ñu wala gars yi góor yàlla ñu laaj ngeen laaj leen carrément lii lu mu doon carrément tu vois kuntu kënsa nag yooyu noonu yëpp lu mu doon kuntu kënsa la mu doon ñu koy vraiment lii da lay dox doomu saaga day dox doomu saaga en fait da ngay toogaat sa bopp quoi da ngay toogaat sa bopp dox ko gëm yàlla bu Ibrahima wala bi Ibrahima wéeroon ngot ko gëm nit nga rek doo dëm nekkal ki nekkal lépp wéetal ki wéetoon dem bit bi bitu drill la en fait maa ngi dégg glide bitu drill la dafa mel ni quoi wéeroon ngot ko gëm nit nga rek doo dëm nekkal ki nekkal lépp wéetal ki wéetoon dem amiin saa yoo wéetee yow ak sa bopp wéetoo nga ak sa yaara bi free ruudu jar wi ci free saa soo wéetee ak sa bopp wéetoo nga yaara bi bro loolu dafa diib saa soo wéetee yow ak sa bopp wéetoo nga yow ak sa borom donc yow la kan en fait ay question la yoo xam te ne dañ koy wax yow la kan lu jaral laaj la en fait donc question yi noonu yëpp gars yi xaw ma dinañ am maanaam suufee bi bu ñu xamoon ñu dem laaj ñi nga xam te ne xam nañ wala ñi nga xam te ne am nañ ci xam tuuti parce que xam-xam noonu la quoi da ngay laaj ba dem ba daj loo xam te ne voilà xaw na nuru dëgg wala waaw jege na ko boobu donc noonu lay demee saa yi foofu noonu aussi mbóot la de. kenn amul sa njëg free fay nañ prix pour jënd mais fekkuñ si man som ruubi yee bu laaf doon may jàmm ramatu du xam pied ay mindaa foon di xeex ngir yow te ci yow lañ ne boo càkkaaree nim lay naqaree mais bro nee na bu laaf doon may lan free ay min som ruubi yee bu laaf doon may jàmm ramatu du xam pied bu laaf doon may jàmm ramatu du xam pierre bro bu laaf rek ma doon may jàmm non piccu lu mës a dajeeg xeeru lasper wala xeer déedéet donc lan mooy déggantaanu free lan mooy déggantaanu jàmm lu jaral laaj la aussi ndax baar bi ni la lay tekki yaa ngi gis mais boo xoolee mu ngi ñëw si gars yi jëm nañ fay prix pour jëm ko jënd mais fekkuñ ci moom ruwam bopp maanaam ñan lay waxal ñan ñoo jëm a jënd prix est-ce que gars yi la ba tey borom triangle bi est-ce que ñooñu lay waxal ba tey ñi nga xam te ne ñoom xam nga soldat wu seytaane yi lay tout yaa ma gën a xam donc est-ce que ñooñu noonu lay indexé en même temps est-ce que moom li mu dund la dëggantaan wala juste histoire la bu muy raconte boo xam te ne am na ñu ko dund donc bu fekkee am na ñoo xam te ils ont des idées sur ça aussi def leen ko ci commentaire yi ñu yaatal si. ay mindaa foon di xeex ngir yow te ci yow lañ ne boo càkkaaree nim lay naqaree mettin ngay yëg yërmande yàlla rek kay wàllu jaam te kenn amul njëg bi
Yo, man gaan bi nii je comprends pas waa ji nii quoi. Gaan bi nii en fait j'ai pas compris un peu le rapport ak clip bi, j'arrive pas à comprendre quoi. maa ngi xool sànq ba tey mais gisaguma lu mu mën signifier alcool ci góom bu bees ndax bu robaale day të nëbal sa xol bu fees bu dee rembe ndox day alcool kay ci góom bu bees rek mais góom boo xam te ne dem na ba màgget wala dem na ba infecté wu mënatu si dara alcool ci góom bu bees ndax bu robaale day të nëbal sa xol bu fees bu dee rembe ndox day fël bët des fois ma bind way pour nëbal sa xol bu fees bu dee rembe ndox day fël bët des fois ma boobu moom dégguma ko bro boobu dégguma kalaama ko ci boobu noonu geen bu fekkee am na ñoom idea aussi def leen ko ci commentaire ñu teg boobu moom dégguma ko baale day të nëbal sa xol bu fees bu dee rembe ndox day fël bët des fois ma bind way pour sa waya di nga dindi ko may wax sa biir xel loo déggul lu ma aj booy nga dem aji ko te kil sa veeri loolu lay xoolal wax bu egg dafa ko moom bro ngay wax sa biir xel loo déggul lu ma aj booy nga dem aji ko te kil sa very rose nga gis la vraie vie wàccel sa bopp xool ci suuf génneel sa bët éclaté tout that's deep te kil say very rose nga mun gis la vraie vie parce que gars dañ koy wax tu vois la vie en rose affaire yu mel noonu carrément yéen a te kil say very rose nga mun gis la vraie vie parce que vie en rose bu gars yi def lan la life nafsu la bakkan la tu vois nga nekk ci say plaisir un peu charnel mu neex xam nga loo lépp loo bëgg ci àdduna nga am ko affaire yu mel noonu tu vois mais mu ngi ne carrément tekkil say verre nga gis la vraie vie donc souvent spirituel yi gars dañ ne carrément y a un voile boo xam te ne mooy caché ñun jaamu yàlla ak la vraie vérité donc mu ngi mel ni am na loo xam te ne lañ koy gis mais du looloy dëgg ci carrément donc mais lan mooy xàkk lan mooy dëgg bi carrément moo jaral lijjante en fait étoile yi léegi xool ma wax ma loo gis lu Nostradamus prédire dalay neex nga bon bro Nostradamus en fait c'est vraiment coïncidence parce que Nostradamus temps yi laa ko découvrir temps yi la ci confinement amoon na benn article mu doon lire ñu ne Nostradamus dafa xawoon prédire li amoon ci Covid-19 donc Nostradamus en fait benn genre bon man je vais dire scientifique là en choix savant la français la boo xam te ne dafa doon def affaire pharmacie en même temps des trucs de astrologie un peu tu vois affaire ciel bi nii constellation yi ak un peu événement humain yi il paraît que dafa ay prophéties yu bëri après nag xuusuma xool quoi. mbaa nga baax life bi yaay def choix bi lay bul wërati ba son déglul sa xel toppal sa xol sa jëf mooy sa cër bu jëf ci baaxee aljanaay sa kër boo jëlee doole bënn wéy bés bi ngay do aara en fait soo xoolee aara dafa andi maanaam da ngay gis deux religions yi am carrément tu vois maanaam kële da ngay xool nu mu représenter un peu le christianisme xam nga ak couronne kii bi couronne d'épine bi nga xam te ne yonent yàlla Isa fii aussi de l'autre côté ñu wane un peu xam nga alluwa yi wane un peu saay toog muskalaf bi nii et tout sikkin bi di symboliser aussi musulman donc dafa am en fait message muy lancé rien que visuel bi ça parle bro ça parle mooy sa cër bu jëf ci baaxee aljanaay sa kër boo jëlee doole bënn wen bés bi ngay door a naam gëmal sa bopp fu mu jógee fan la jógee da ngay nekk liir amoo dara amoo sax doole lépp lañ lay defaral mais fan nga jëlee doole benn wen boobu noonu tu vois moom la gars yi di wax carrément la hawla wala quwwata illa billah maanaam amuñu kattan amuñu mën quoi boo xoolee lépp maanaam yàlla suñu borom la. gars yi ils connaissent quelque chose tu vois ils connaissent quelque chose et en plus déjà dafa am présence quoi déjà dafa am présence carrément bu waxee dafa dégg wolof dafa dégg kàllaama te li muy wax dafa leer su waxee da nga koy déglu quoi tu vois da nga koy déglu. ay sa kër boo jëlee doole bënn wen bés bi ngay door a naam gëmal sa bopp gëm sa liggéey loo dugg am si ndam gaar rokki la woote ci bépp jaam maanaam ne woon na rasul ku tedd ki toppal sa yoonu maam Ibrahim boo bëggee dégg kaamil na dëgg nekk kaani fonkal yaay ak bay sa wasila bi ñaan nga dékk aami bu laaf doon may jàmm rama bro dafa leer fonk say waajur fonk sa wasila parce que sa wasila aussi dafa am lu mu lay teg loo xamante ne amaana sa gaale sa kër say waajur jàngul ñu la ko woon tu vois dafa am lu muy ñëw dolli la carrément xam-xam boo xamante ne ci doo ko fekk ci ay livres quoi tu vois ci dënnu góor yàlla lay nekk donc foofu aussi am na mbóot boo xamante ne buñ ko doon toj rek day jéggi cadre réaction bi carrément tu vois dina fa weesu. ramatu du xam Pierre ay mindaa foon di xeex ngir yow te ci yow lañ ne boo càkkaaree nim lay nakkaree méttit ngay yëg yërmande yàlla rek ay wàllu jaam te kenn amul njëg bi
amul jot bi kenn 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 amul jot bi. Yo bro son bi en fait lii dalay dox loo musaakar quoi dafa leer lii dalay fikkarloo ci sa bopp maanaam lii du son kese lii àdduna ak li si biir la am na loo xam ne introspection la yow yaay toog sa bopp nga xolaat sa bopp bu baax mais lii nii maanaam lii nii maanaam après man le son j'aime bien maanaam boo xoolee musicalement parlant je pense que lyricalement parlant c'est très deep tu vois maanaam lii dafa jéggi kàddu rap kese c'est lii mbirum àdduna la carrément tu vois mbirum maanaam doomu aadama tu vois li ñuy wax doomu aadama dëgg li mu nar a dox loolu la en fait donc jéggi na lyrics li àdduna ak lu si biir la bu ñu doon toog di ko toj wax par wax duñ fi jóge loolu dafa am moo tax bu fekkee aussi am ngeen ay questions yoo xam te ne da ngeen ko am dañ koy bind ci commentaire yi ñu waxtaan si carrément débattre si et tout ce serait très intéressant xaw ma sax ndax waxu YouTube la ou pas mais dans tous les cas bu fekkee am na ñoom te amul lu leer bind leen ko ci commentaire yi bit bi bitu drill la tu vois bitu drill la gars yi seen voix yi dañ ko mettre en avant da ngay dégg carrément message yi ñuy wax clip bi ça reste simple tu vois Canal Olympia man je trouve que sérieusement le titre Popcorn ak gars yi ñuy raconter introspection bi carrément ça match bro c'est très simple mais dafa am message bu fort bu nekk si ginnaaw quoi ni ngay toogee di seen sa film noonu ngay toogee di seen sa live et tout donc yaatu trop dafa yaatu trop foofu noonu après c'est vrai que gars boobu noonu di fecc xaw ma en fait lu muy signifier aussi quoi tu vois donc bëgg naa xam aussi lan la clip bi leer na nañ gars yi comme d'habitude leer na nañ xam nga effet picc bi noonu mu tëddee xaw ma sax gars yi dañ ko defee j'ai aucune idée gars yi dañ ko picc bi tëdd c'est intéressant en tout cas yow en tout cas son bi nii le risque daal mooy son bi je pense pas qu'il y aura beaucoup de gens qui vont comprendre ça tu vois après li taxoon ma ne ci vidéo ba les gars c'est des génies dañoo ñëw andi son yoo xam te ne dafa day toucher deux publics bon d'une part dañuy rejoindre mën na nekk mais day toucher plus bu njëkk bi mime en fait c'est un son un peu mielleux donc jigéen ñi dinañ ci gis seen bopp son bi nii man j'avais plus pensé que ce son rap lay doon mais bi ma ñëwee gis spiritualité j'étais surpris pour dire vrai donc loolu day jouer ci deux publics te commercialement parlant day ñëw xoolal matal fépp donc gars yi loolu noonu pour man c'est un coup de génie c'est très intéressant coup de marketing boobu noonu voilà donc sama gars yi bu fekkee dafa am ñoo xam te di ma wax d'accord ci wala lu ma fàtte wax bind leen ko en commentaire aussi wala ngeen def pouce bas ñi nga xam te ni ils aiment ce que je fais commenter liker ngeen partager son yi moom xam naa dañuy bàyyi di ci réagir tu vois parce que voilà amul loo xam te ne bëgg nañ di ko wane wala di jéem a jaay ni xam nañ dara wala dara donc loolu ñun la suñu dund la carrément mais bon grawul quoi ñi nga xam te ne ñu bees lañ ci chaîne bi abonnez-vous on fait des réactions on fait beaucoup de choses en attendant les gars restez en paix peace.